Merci téléspectateurs de Walfadjri, bonjour à tout le monde. bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn nag ci gox yi nekk Sénégal waaye it am nañ yaakaar ni it sunu kàddu ndéem ñu ngi ciy gën a sori du ñu bàyyi lenn sant ko dafay jaadu saa su ne bu ñu yeewoo moom Jalla Jalaalu wa Azal Kamal waaye dellu sant it sunu jigéen ñi nga xam ni tous les matins dañuy ñëw jàpp rek may njëkkee ti kooku nga xam ni dama ko daan repositoire rek muy Rama di kontaan ci moom waaye nag O'Brien Chloé maa ngi koy bëggee bu baax a baax. Mention spéciale à Adjaratou Penda Diallo de Belle Lurette te it yàlla gën a def nga gën a yàgg xéwal yi yokk ci yow di ko yóbbante it waxoon naa leen ko démb Cheikh Tidiane Ndiaye moo fi nekkoon démb te gëm naa ni Cheikh Tidiane Diop mi ngi waaj ndax teew na tey fas yéene gunge ñu ci liggéey bi na woon fa woon rek takk ndeer bien sûr ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp damay jàkkaarloog rek ki nga xam ne saa su ne bokk na ci ngeen miin ko sama kàddu bu ma nee caa ci kaw ngeen ni maas ci suuf maas nag mu ngi ci kaw tous les mercredis dañ ciy bokk am lu ñu tibb ci luy actualité waxtaane ko maas na nga def. jërëjëf Thia maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu aussi téléspectateur Walf TV yi. di wax ne caa ci kaw maas ci suuf mais léegi caa ci kaw la. maas ci kaw. bien sûr parce que it dama yaakaar ki tibb. li mu tibb bu koy séddale moom ci boppam mooy ki yeyoo ci noir gu mag gi actualité oblige mas parce que am na ci lu nga xam ne la ma waxoon góor ga rek ma yokk xam-xam ma ni ko waaye bul fàtte mukk ni am na ñoo xam ni ndara seen kàddu jibul rek représenté tunu ñooñu nga xam ne seen kàddu mënta àgg fenn fi dëgg la waaye it lu kàddu di jibit yàlla na fekk ñi ngay waxal muy jëmm yoo xam ni ca la nga leen di wax day ànd ak actualité dëgg la tey Mass qu'est-ce que tu nous proposes xam nga Thia damay faral di wax ne Sénégal ci luy baax la amul xubu sedd mais dara bu bàyyi fàll kon dafa am loo xamante ne actualité la ci réew mi te lu nekku ne léppi ñëpp mu ngi ci bien sûr foog ñuy delloo si nit ñi ci actualité di waxtaan ak ñoom parce que day am événement yoo xamante ne tey foog ñu koy waxtaanee tey li ñu indi mooy arrestation de Y'en a marre ok bi ñuy leen def en Congo waaw mu nekk loo xamante ne lu doy waar la les droits de l'homme si yenn organisation yi kaas ci wax ci parce que ñu bëri ne nañ c'est pas normal am tamit ñu bëri wax ci est-ce que ñii kaas am nañu droit dem ba dëkk jàmbur bëgg faa kaas lenn li mu doon loo xamante ne daal jur na coow ci réew mi jur na ëyib tamit ci réew mi ñu war ko indi caa waxtaanee ko waaw sujet boobu am na solo trop Mass parce que yenn saa yi dafay baax ci réew ñoo xam ni seen kàddu yenn saa yi dañuy dem sax ba ñenn ñi nga xam ne ñoom jaralu leen wala xalaatuñu sax war nañ faa mën a àgg mais ñële ñoom bakken sax dañ fay mën a àgg joxe ko dëgg la loolu nag c'est pas facile ci réew ndax je me rappelle ay Ousmane Blondin Diop bari na ci ay ñoo xam ni dans l'histoire du Sénégal dëgg moo leen daan tax a jóg dëgg la parce que en général genre entre guillemets mais pour aadama yi ñu mel noonu dañuy taxaw ci dëgg te nag nit dama yaakaar ni quelles que soient les circonstances yi nga xam ni moo ñu ëmb ci dëgg lañu war a taxaw mooy dëgg waleel xaq walaw kaana murran yàlla moo ko bind moo ko wax te it dafay safoo lool ñun ñu ciy dox moom dana ko neex da koy saf am na ci nag ñeneen ñoo xam ni ay li yéwén buñ demee ba xuus ci ndox mi dina am benn neexit bu mu leen di jox dëgg la ba na leen askan wi xaare woon ca départ ba tey njeexital li feeñu ca dëgg la moo tax autour de ça xam naa dañuy ubbi ligne que on peut en discuter oui ndax it est-ce que jaadu na dem ba fële di fa kaas daal en fait di fa wane ni Y'en a marre est-ce que ka fa dëkk moom waru ko woon mën a jëlal boppam wa ilaa yëf yi dafa yaatu pour Afrique ba fu ñu leen woo ci Y'en a marre ñu dem wane ni ils en ont marre est-ce que jaaduwul tey ñu def benn taxaw seetlu ba ci tur wi parce que yenn saa yi nga wax benn mot rek
am na nu ko nopp di déggee te it bari na ci yoo xam ni boo ko déggee neexul rek am na leneen noo ko mën a waxaatee it mu neex a dégg dañuy xam objectif bi xam cible bi xam ni yéen seen lii ngeen viser pour dana joxe ko ku ci mel ni ay Malal Tall ay kàddu yu dëggu lay génne ak ñeneen mais am na ci ñoo xam ne aussi Mass bu xaalis bi taxawee nga fàtte lépp du waaja de xam nga gis nga conviction bi voilà conviction boobu xam nga booy seet Y'en a marre dafa am benn combat bu ñuy mëne si moom mu ko expliqué mooy benn combat panafricain pour l'Afrique pour la démocratie en Afrique mais est-ce que tamit l'Afrique est prête pour accueillir loolu Thiamas est-ce qu'elle est prête pour très bien mu nekk lu doy Y'en a marre yaa ngi koy wax sànq ci terme bi rek nga dégg Y'en a marre c'est un terme boo xamante ne terme revendicatif la terme boo xamante ne parole bu xaw a agressif la Y'en a marre dafa seet est-ce que yaa ngi dégg ni ko parce que et puis Y'en a marre lu ñu mënti wax xam ne dans l'histoire du Sénégal dans la démocratie sénégalaise dafa am lu mu ci joué dafa am bët bu ñu koy xoolee dafa nekk kuréel goo xamante ne tey jii joué na ci à l'élection du président Macky Sall ak le combat bi ñu doon mënee contre constitution loi bi ñu bëggoon a voté le 23 juin dañ ci joué lu am solo ci Sénégal léegi tey jii ñooñu bu ñu jëlee loolu tey jii bëgg ko ci beneen dëkk te lii loola du fii day doon maanaam lu doy waar lu dëppoo wala tax ñoom ñu dëpp leen mu ngoog dafa dëppoo mu ngoog moo tax ñu dëpp leen mu ngoog te gis nga Congo dafa nekk dëkk bu xaw a doy waar man daal Congo ji dong doy na ma ci Congo ji dong mu ngoog xam nga démocratie am na Thiamas mais am na leen lu am mooy papocratie maanaam bàyyi jóge doom toog waaw bari na ci Afrique est-ce que comprendre nga mais loolu damaa bu ma bëggoon doy bu ma sañoon waaw dañ koy denc ci sàq bi parce que li ci grenier bi bari na mais des fois actualité oblige te moo ñuy poñe dëgg la man bu ma sañoon am ñoo xam ni à travers 88 628 99 99 dëgg la ñu bës 114 wax ñu ñoom ban gis-gis lañ ci jàngat dem gi nga xam ne Y'en a marre dem nañ ko Congo ñu dund fa arrestation ba kenn ku nekk yëkkati ci kàddu ñi nga xam ne mën nañ ci ñu ngi ci jàpp ci ba jombul sax ci wewu nag maa ngi dégg ñu naan jombul dinañ ñëw tey mais est-ce que du woon mbir mi bu dee bale la bale woon fii ba mu set njëkkul woon avant ñuy bale ji fële xam nga gis nga mooy li ma la wax léegi rek caa dafa am loo xamante ne li la permettre sa dëkk permettre nu la ko dëkku jàmbur bu ñu wax parce que Sénégal dëkk la boo xamante ne Sénégal c'est un petit pays bien sûr une petite nation par rapport ak yeneen nation yi mais de dimension extraordinaire en matière de démocratie tout à fait ndeysaan dafa nekk dëkk boo xamante ne dañ koy citer en exemple dans l'Afrique partout dans le monde ci dal gi ci démocratie bi fi am yàlla na yokk ñu ngi koy ñaan ak jàmm ci réew mi mais liñ la permettre fii dëkku jàmbur mënu la ko permettre mu mel ni am na ko defoon élément bi de waaw am na ko defoon ñu xool élément nous allons suivre l'élément ñu ñëwaat ñu daal di leen teg loxo fële ca Congo ci dibeer gile mu mel ni nag mbir yi mi ngi wéy di gën a jafe ci Fadel Barro Malal Tall ak Alioune Sané bu mouvement Y'en a marre ñi nga xamante ne ñoom ñoo ji kilifa ya nekk fële ca réewu Congo ñi ngi xam leen rek ñoom ñii dañoo ñëwoon rek ca réew ma ngir daal di fay andi fitna lu ni mel nag doon loo xamante ni caat ak ñi mu àndal weddi nañ ko ba mu set. yore kaddu gouvernement wu Congo. ndaw yi fi dugg ci réew mi dañ fi dugg ak ay kayit yoo xam ne leeru ba pare ñëw fi di jàngal sama waa dëkk naka la ñuy defaree ay maanaam ay bomb ay yàq luy yàq. li tax nag ñu bàyyi doomu tubaab yëpp jàpp nag ñun ñi nga xam ne ñooy doomu africain dafa wane ne réewu tubaab yi seen nguur yi dañu am fermeté maanaam dañu am fulla ak fayda gu doy ne ku jàpp seen ndaw ñu taxaw ak nañ cee taxawee. mer ba futtu ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ak ñoom mouvement bi lee di Y'en a marre ñi ngi sàkku rek ci kilifa réew mi ñu daal di àddu ci mbir mi ci ni mu gën a gaawee. li ñu xam nag mooy ne comme ñoom dañoo jaarale seen wax ci voix bi nga xamante ne mooy kaddu réew ki nga xamante ne moo ko yor ci kaddu nguur ga ñun dañoo bëgg suñu nguur wax ñu fu mu toll ci lijjanti yi parce que boobu ba léegi amuñu information bu wér ñi wax naan ñu am na kuñ ci dóor ba loxom bi dafa damm. am na ñu ci dóor ba mënatu ñoo jóg doxaw di dox
te xamuñ kan la ci xamuñ ndax Y'en a marre la xamuñ ndax Balai Citoyen xamuñ ndax ay congolais lañ dañoo bëgg suñu waa nguur entrer en contact ak ñun maanaam jokkoo ak ñun xamal ñu li am li mooy lan ak naka la ak nan la ñun xamuñ fan la ñuy entrer ak ñoom contact ñoom xam nañ fan la ñuy entrer ak ñun contact nañ ñu entrer en contact wax ñu li am ñu xam ko. Thiat ak ñi mu àndal di xamle ni rek ñoom ñii seen tëral itamit daal dinañu xeex ba luñ ci góobe gar ko ñoom sax ñuy xamle ni mbir yi deful lu dul di soog a door. soog a door mu mel ni lii lan mooy dérive bi parce que maas sénégalais souvent j'ai l'habitude de le dire dañuy seetaan luy raam ba mu àgg ci ñag bi ñëpp bëgg a yeewoondoo pour taal ñag bi alors que li ci ñag bi rëccaat na ba dugg ci biir njaboot gi donc il nous arrive parfois ñu ne bu fekkente ni ñële def nañ ni ko ñuy def am na ñoo wax na ci élément bi ni nguur gële ki ko jiite nee na ñii dañ fee ñëw pour jàngal suñu ndaw yi nu ñuy defaree bombe man du li mu wax moom Thiat mais ci li mu wax baatu bombe bi moo ma ci ñor bombe des fois sax nit wax ak yow ñu la yaay bombe récemment dégg nañ ñoo xam ni ci benn banque bu nekk wetu aéroport toog ba si yàgg rek fël xooma réeroo ju mel ni tulleeg màlle lu xew dafa am bombe bu ñu fi def ci loolu ñuy faral di ko wax souvent est-ce que ñu ngi bàyyi xel ci nit action bi mu ngi suñu kanam xam nga riiral terrorisme boo xamante ne mi ngi migré jóge ci monde orient bi di dugg en Afrique xam nga dafa loolu noonu tey dafa am benn journal boo xamante ne journal congolais la mu bind ne Y'en a marre c'est des terroristes est-ce que comprendre nga di accuser Y'en a marre ne ay terroristes la yu ñëw foofu bëgg def soulèvement populaire au niveau de Congo mu nekk loo xamante ne xam nga caa dafa am mooy li ma la wax sànq rek boo koy analyser ci sur plusieurs angles damay wax ne tey sa réew est-ce que ñoom Y'en a marre parce que c'est un combat te wax c'est un combat boo xamante ne ñoom ñoo ne pare nañ pour mener ko pare nañ pour mener ko nag y a des risques et périls dafa am loo xamante ji boo ko bëggee il faut affronter les pourvoyeurs de fauteuil d'abord cible bi yaa ngi dégg nous avons des dirigeants yaa ngi dégg des présidents boo xamante ne c'est des présidents yoo xamante ne élus démocratiquement y a en Afrique y a des pourvoyeurs de fauteuil les pourvoyeurs de fauteuil mooy ñoo xamante ne turam bi moo leen intéressé te buñ ci accéder dañuy bëgg a toog léegi ñoom li ñu jóg pour xeex ñooñu ne ñoom loolu noonu dafay dakk Afrique gis nga Congo bi ngay wax ni wala yeneen dëkk yi parce que ñoom dem nañ Burkina Y'en a marre dem na Burkina bien sûr def fa colloque ak les jeunes dem yeneen dëkk def ko mais bu mu ñëwee Congo foofu carrément da leen fa doon xaar ok parce que ay renseignements généraux yi xamoon nañu ñoom danañ ñëw te gis nga li ci gën a doy waar lii mënoon na gën a garaaw parce que l'État a pris les devants déjà sax dafa garaaw mais xam nga tax gravité bi fan la mënoon doon mais torture mënoon na ci am Thiat mi ngi koy wax léegi non bu ay la yéwén man am na ci parce que te am na ci ku la wax waaw soit damm wala ñu dóor ko ba mu sonn booboo ci gën a ndaw gaa yi am na prison yoo xamante ne selon mes informations prison yoo xamante ne boo fa duggee mën nañ la def loo xamante ne jox lekk boo xamante ne mbaa ne boo ñëwee fii sa dëkk doo fa yàgg da ngay toog tuuti faatu mbaa nga dugg ci leneen mbaa ñu tort parce que ñoom li seen li leen intéressé ca mooy nañ ko corriger ñii lañ jàpp nañ leen corriger bu benn yoone du ñu sañ a dugg beneen dëkk mais problème bi maas man pour man du ay du dugg ci dëkk bi Afrique il y a des frontières bien sûr mais nag on est libre dëkk boo sentir nga dem fa ci Afrique c'est-à-dire man ci côté Y'en a marre ci sama gis-gis bu gàtt je me rappelle très bien bi ñuy wax naan le nouveau type sénégalais tey bu doon dañoo jàkkaarloog ñun jombul dinañ ñëw te boobaa Walfadjri def ci am laaj ci ñoom nouveau type sénégalais boobu moo dem ba doon nouveau type africain ci yi nga xam ne bokk na ci ay poñ yoo xam ne ñoom duñu ko nangul kenn mooy nga jiite ba pare bëgg a jaay doole bëgg a imposer benn dictature duñu ko nangu man dama doon gis nag laaj na ñu duggaat ci biir néeg ñoom ñu fóotum biir xoolaat njëkk tur wa xoolaat taxawaay bi te gën koo fësal fii ci Sénégal parce que it kenn ku nekk yaa ngi jooy nañ ko bàyyee ki jooyam te ñu tal ñun suñuy jooy seet ñu nu ko jooyle te it seeni structure mën na àgg fenn fi ay action xam nga li nga wax lu am solo la
lu am solo da nga dugg fu nooy mais dafa am loo xamante ne Thiamas Afrique pareegul pour loolu ñoom bu ñu duggee ci combat boobu non si gis nga bu ñu duggee ci combat boobu dañuy suux parce que wax naa parce ko que niveau tonton Ismaël waaw bu sàngo léegi moom rek ni ko tonton Africa bi neex na mais est-ce que dinañ fa àgg mu ni ma sori na trop Africa boobu mu woy te ñoo booloo te liggéey union africain bi ñuy wax waaw booloo googu c'est dans le verbe pour le moment man sama gis-gis kenn ku nekk doy na na sëkk ci këm akum ëmbam ci li ma santé donc yanama am na lu nekk Sénégal fii ñoom xam nañ ko ci yoo xam ne askan wi mi ngi koy xaar ci ñoom ñu ko war ko di ko feeñal ba ci Dembo Ndiaye université la fa xew dañu jóg ñëw taxaw te li ñu dëgmal soxla nañ mbooloo bu ñëw taxaw boo xam ni dañuy taxawaayu les citoyens lambda les Sénégalais de première heure ñu nekk ñoom les porteurs des sans voix man foofu laa ko doon très bien xam nga gis nga Thiamas ku nekk sa xeetu ngomb doon na laa fóon lu leer nga wax waaw xam nga Thia dafa loo xamante ne doy mën nañ combat bi mën nañ ko mën a au Sénégal bu baax sax yaa ngi dégg ba doole ji gën a taxaw ñu ngi wax le nouveau type de Sénégalais mais dégguma seen discours ñu wax le nouveau type d'Africain eggaguñ fa sax est-ce que comprendre nga c'est encore tôt kon bu ñu bëggee précipiter brûler les étapes pour dem ci nga xamante ne combat boo xamante ne c'est un combat panafricain kooku day xaw a doy waar te fekk démocratie installé gul carrément dans des pays africains et puis Mass doguma la de mais waaw garab gi war a doon garabu penc lawbe du ko gis te du ko xalaata góor sax wallaay wallaay mbër du lelu day màgg daan am na lu ci fi mu ko fekk ci bi muy dëxëñoo ak moom loolu bu limbi ko daf ko war a feeñal ca foofa sa performance sa excellence sa abnégation sa dévouement fii la war a gën a feeñ ba Afrique di dégg ni Sénégal am na fa koo xam ni qualité yi nekk ci moom ngëm gi nekk ci moom bëgg liggéey gi ne ci moom jaral na ko mu dee ci liggéey mu ngi tudd Mass boobaa nag Mass ci commencé génn ndànk en Afrique moo tax ma naan c'est encore tôt te ndax fa ka ngay fekki est-ce que li la kii di muñal ci ay kàddu yooyu wax mu koy dégg noppiwaale ko mën na ko surtout wax jàngoog nag Thia wax jàngoog parce que gis nga Thia nañ ñu dimbali ngir yàlla ñu yem bu ñu waxantee dëgg nag nañ yem suñu réew gii fii li leen fii muñal doy na sëkk xam nga parce que fii la très bien parce que d'abord xam nga sénégalais dafa sociable dafa mën a sot d'abord ñëpp médias yi ñëpp a ngi jug wax ci nguur gi di ci dox te mën na fee ñaaw mën na dem indi diggante problème dëkk ak dëkk est-ce que comprendre nga ñoom li ñuy kaas nañu yem ci réew mi kaas ko togg ba Afrique ñam ñor en démocratie ba Afrique mu leer nañu est-ce que comprendre nga parce que des fois d'abord nit mu pose na leen question boobu ne leen pour lan demoo leen Gambie gi wala demoo leen feneen parce que jeunes yi ne fële ñoom ñoo gis Y'en a marre li muy def Sénégal ñu woo leen venez aider-nous venez nous aider ñëw leen jàppale ñu ci suñu démocratie réew parce que ñooñu mu ñu lu ñu leen loolu fii Sénégal da ngay marche droit de marche su saa yu la neexee marche loo neex génn wax liberté d'expression ak ñaari yoon Mass waaw ñëw leen ku la ko wax ci yow lay des nga bëgg a dem bu la neexee doo dem c'est pas obligatoire rax ci dolli est-ce que fekkente ni bokk na ci poñ yi nga xam ne moo tax Y'en a marre juddu taxaw kon nag fa lillahi alhamdi waaye du tey it nga bàyyi xel ca lañ lay woo bala ngay sédd ma xejj njëkk la jox cër bi ma xojj te tey kuréel yu mel noonu tey Sénégal da koo soxla des fois tu te poses la question ana droit de l'homme ana ñi xeexoon tey 23 bi ay jëmm yoo xam ne ñu ngi fii Sénégal yàgg naan ak yelleef tey déggatuñu sax ñu naan ndax la mu ca ñoom conviction ba des na donc damay profiter rek di fàttali ba keneen bu ko déggee day xam ni ay la yéwén Sénégal am na fa ñoo xam ni nangam moo tax seen démocratie dafa taxaw ndax ñoom dañoo nekk à cheval entre la population wala boog les populations et le gouvernement xam nga dafa am benn laaj bu ma lay delloo yow boo nekkoon président réew nga toog sa réew dégg ñu ne am na benn mouvement bu ñu woowee Y'en a marre le nom c'est très important tur bi
Y'en a marre dugg na sa réew. Tranquillité dootoo ko am. doguma na am na benn xale bu jigéen bu tuddoon Yaama Maar. Yaama. Yaama Maar ah. Yaama. Maar dafa ne ci koñ bi lëmbe koñ bi jaxase koñ bi. mais dañ fi créé benn kuréel boo xam ni. kuréel gi dañu taxaw di défendre di liggéey. politiquement wane seen bopp. un jour rek président de la république nag woo waa koñ boobu. ngeen nag man dama leen a bëgg daal ci li ngeen di dund nii. ngeen ñëw ma recevoir leen. parce que seen tur agsi na ci ñun seen kuréel gi. ñu wax ko ñëpp nag mais Yaama Maar. biñ ne suba teel. le population la ñoo ñuy dem. la affaire bi dugg ci nopp bi. mu bàyyi ba gars yi dem moom it mu génn lijjanti ay lijjanteem ba agsi dugg ñoo ne mu ne ñun ñoo nekk kuréel gi ñu dugg mu dugg fekk nag am na ci ku pànk. muy waxaale ay doléance ñun suñu quartier bee lëndëm gi ci boppam dañ koy sonn. waaw mënatuñ cee muñ lëndëm gi daal lii yàkkamti woon nañ ko président pour gis la parce que kat ñun dëgg nag neexul de. dañ koy wax ndax suñu ndaw yi dañoo bëgg liggéey. taxawaalu attaay nañ bay bëgg a dee ba nga jaaxle ñii. kaas ay doléances yi nga xam ni toujours c'est moom la ñuy taxaw moo ne ci tableau bi. moom daal lii bu continuer yanaa maar ñun. maar ci boppam lañ def rek Yaama Maar jóg rek tàccu. naa ko xam nga soxna xuma booy wax nga lijjanti sa problème te bàyyi sama tur waaw bàyyil maar donc Y'en a marre foo ko wax rek waaw am na keneen koo xam ni fa nga xalaatee ba waxee fa du fa déggee fii ça man frappe dama les doon bëgg esprits. moo boo xam ni bu ñu ko waxee rek yow dalay leer ni kii c'est pacifique. ah c'est pacifique ba pare da ngay sentir ni kii leadership la ñi ci bokk ay leadership la ñu war a doon ñoo xam ni bala ñuy dem ci lenn dañ koy càmbar bu baax a baax a baax seet ko seetantal ko bala ñuy taxaw fenn dañuy xool fa ñuy taxaw ndax tey représenté tuñu rek kuréelu rab yooyu ñuy def mais tey dañu représenté Une un nation. peuple parce que ay intermédiaire lañ dañ leen di déglu maas américain franchement non xam nga. j'aimerais être un américain américain wala naar. bu doon rek après fi nga juddoo nii fan moo la ci neex man damay wax Amérique lu tax loolu. pour woon ni rek yëfi tubaab ma neexut affaire yi tubaab ay France dara dugguma ci maas te yow man xam naa ni yow bu doon après sénégalais nga loo bëggoon a doon man je reste toujours sénégalais. non on demeure sénégalais voilà mais tey bu doon dañ ni la nga tànn benn dëkk rek booy tànn kan man. waaw Bon. wala benn askan c'est difficile pour faire le choix. yow maas kanamu naar nga yor kanamu. naar déet ca saa waay tamit déet waay. kanamu la yow kanamu naar moo gën xam nga caa kanamu France daal maas man duma ko may ci sama plateau caa xam nga américain. souvent ñoom dafa am lu ñu leen di bàkkee. waaw ñoom life in myself la. life in myself waaw ñoom seen dund lañ dund képp wuñ dund jàmbur. et puis ak l'école de la vie hein ak voilà. c'est Lincoln qui l'avait Est-ce dit qu'on comprend, life school mais dafa am benn tomb. mais bëggee waa daara ji famille dafa am benn tomb ma bëggoon ñu wax ci. xam nga dafa am loo xamante ne mooy li ma lay wax ci tur dafa am solo. Y'en a marre. nga dégg ko. ñu ne ñëw na ci réew sàngam muy sa réew. d'abord ñi fa dañu naan mais ñii terrorisme moo leen indi dañu ñëw taal suñu réew rien que tur bi rek. te fekk boobu Y'en a marre bon bien que acte pacifique moo leen tax a jóg jàmm moo leen tax a jóg ñëw marche parce que gisuma ba léegi violence ci ñoom. entre guillemets. gisuma violence ci ñoom lépp lu ñuy def dañuy ñëw def ko marche pacifiquement taw def conférence de presse lii du yoon dénoncer la ñuy dénoncer. am na ci tur yoo xam ne maas moom ça passe pas très bien parce que feneen lañ koy dégg waaw da ngay gis kii dafa seetaan turam ba xarit yi di ko woowee ngot mais dafa neex dafa mën a maye neex bi mu doon maye nag ndaw si dégg ko rek bi mu jeexalee maye bi rek ndaw si xaaxataay yooyu di dugg këram naan billaay ngot a neex wujj bi naan ko ba nga koy jënd de man de xaw ma foo ko saafee mais xam naa ni waroon nga ma cee may alors que moom mu ngay xalaat ngot wu ñuy lekk alors que kee ngot gaa yi ko tuddee ngot rek mooy tur la donc tur dafa am solo appellation ñu bàyyi xel ci appellation yi mais nag gis nga ca on a besoin de vrai leadership très bien en Afrique ñoo xam ni en Afrique xalaatuñu sax ñu leen di corrompre voilà dañu am conviction am idéologie ñoom dunduñu ay jógee fii dem fee di transiter ak yooyu non transhumance yooyu gëmuñ ko ñoom dañu am ngëm-ngëm te seen ngëm-ngëm ñenn ñi peut-être duñ leen déglu mais buñ leen dégloo aussi njëriñu Sénégal rek lay doon xam nga bi avant les bœufs mooy danger bi il faut que d'abord ñun suñu njiit yi les présidents d'Afrique ñoom seen bopp ñoom ñu pare pour dajaloo ba pare maas loolu teel na
est-ce que comprendre nga. maas na ku ne reste sa bopp. non xam nga tax sa bopp xam nga tax ma ñëw foofu. parce que dafa jot tey jii jeune Afrique yi. démystifier yenn yi jug waxuma soulèvement populaire de. jug sur le plan diplomatique. yaa ngi dégg. fexe ba installer ay canaux de communication yoo xamante ne entre africains doo sentir na man sénégalais la restreint. toog sa réew keneen ki nga sentir ñu séparé. est-ce yaa ngi dégg ak culture ak loolu. ak a bari. est-ce comprendre nga li ñu séparé. am na ñoo xam ne maas ay bu ñu jéggi woon frontière. pour ma dem fa. dama naan non naa toog sama réew ndax ñaaw nañ ñaawaay boo xam ne am na ci yeneen ñoo xam ne yow fii réew yi yow maas xam nga lan la maas diiroo koo yemal mbagg. mais yokk ci àndandoo ak sa maas. Sénégal fen du ñoom. nañ gën a dolliwaat suñu démocratie. gën a bàyyi xel ci suñuy leadership. te leadership yooyu nag taxaw nag wéet quitte avec leur conscience que ils ne seront jamais des corrompus. ngëm-ngëm gi ñoo am ak conviction gi daray àdduna du leen ko jaral. besoin ñoo xam ne bu ñu leen waxee même bu ñu jiitee. am ay kilifa yu leen wax wala ñoo xam ne c'est des responsables. ñu bàyyi xel ci li ñu leen wax bu baax. bañ di demee seen xel. ndax nit ak jëmmam cëkkam lay doon. moom dong doy na ko ci xelam cëggal ak guyam ëllëg dañ koy bàyyi ak cëggal guyam. donc Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. nañ yaatal mbir mi. di ko waxtaanee laata su ma la déggee dafa avant ñuy action ñuy avant réaction ñuy def action. waaw mooy li ma la wax rek. mettre les charrues avant les bœufs. tâter le pouls. voilà. waaw maas nag am naa koo xam ne ku baax la. il faut ma bëggee ko. ndax jamono ji joxe ñam. ci sa mbokk. daa jafe. dëgg la muy Adja Mama Naar Thiam. ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax. bokk ak ancien ministre premier ministre monsieur Habib Thiam. mu bokk ci njaboot googu. Adja Mama Naar maa ngi lay bëggee bu baax di kontaan ci yow ak képp koo xam ne rek dafa bokk si biir njaboot amul nu ñu kontaanewul di ko yóbbante inspecteur Ibnou Tall. suñu xarit la nekk bureau passeport. di ko bëggee bu baax a baax. dëgg la Thia. xam nga Thia li nga wax sànq dafa am solo. mais combat boo koy mënee. y a des risques. est-ce que comprendre nga. en tout cas qui veut voyager loin. waaw ménage sa monture. mu ngoog. mais tey dafa am loo xamante ne Thia. environnement bi dafa war a pare pour loolu. Y'en a marre lii ñu def nii. c'est un combat noble. yaa ngi dégg. tout à fait pour la démocratie en Afrique. est-ce que yaa ngi dégg. mais d'abord. mais suñu bos dese naa set. waaw xam nga. comme ni ma ne booy bi caamaas yaay bomb ma ne ko sa yaay raxas. tukki bale fomp foofu yëpp ba mu set. il faut que ñu éviter le mot bomb. bomb waaw yow bomb daal moo man maas. xaw ma de mënuma sañu ma. waaye dafa am baat yu ñuy faral di fooye. yenn saay bu verbe bi génnee. moytul de à l'action. toj yaa fi toj day dem ba da ngay yeewu rek ñu naan la yow de toj ngeen fële toj ngeen ko fee toj ngeen ko alors que fanu toj am nañu fa nekk yàgg fa lool foog ni ñoo fa moomoon fekk moomuñ ko état ko moom bu ñëwee da koy toj mais bu la nee demal nga ne ko non da nga may wutali léegi fu ma dem imaginer loolu maas yow xam nga ni moomoo fi nga ne te yàgg nga fi loolu mais moomoo mais bu borom soxlaa ba ñëw jël ko mais ci toj la jëm moo indi baatu sa waay caa toj nga fi man bugguma expression yooyu moo indi tey yaay bomb moo indi ay xale buzz xale gap carte la munoo doon carte nit munul doon carte donc il faut ñuy éviter yéen dérive ba fa mu jëm la très bien fa mu jëm la man foofu laay waxee maas xam nga parce que dafa am des mots dérivés yoo xamante ne tey jii mu ngi ko da lay yóbbu ci violence da lay yóbbu ci violence est-ce que comprendre nga parce que y a des termes yoo xamante da lay yóbbu ci action quoi voilà ci action à travers le mot rek automatiquement tam nga dem à l'action xam nga parce que tey jii dafa am terme yoo xamante ne tey jii dafay reflet c'est le reflet de la violence bien sûr yaa ngi dégg c'est le reflet de la sexualité est-ce que yaa ngi dégg parce que société bi dañu am seen kàllaama yu ñu utiliser yoo xamante ne tey jii yaay bomb yaa ko teree neex yaay nangam appellation yooyu tey jii day am fu muy toll ci nit bu mu jàll feneen li nga ma wax neexuma bu ma ko waxati nga ne ko yow la rek bu lay dóor du ko tey parce que fa mu ko xalaatee la te dóor ci boppam xewi na mi ngi mel ni nga poñe nit caamaas mu karawaatu ak loo mer da ngay dal parce que mi ngi ci texte yi mi ngi mel ni ki sol lunette nga mbëgg ko la la cay fekk ci bu solul woon lunette du tolloo donc dafa am yoo xam ni Sénégal dañ ko war a raxasaat dañ ko war a ndëppalaat dañ ko war a settantal dañu war a xoolaat quels sont les hommes qu'il faut à la place qu'il faut li nga doon nit ñëpp xam ni dëgg la daf ko maîtriser boo ko
nga dem jàngi ko mooy nga dem lëlu ji bu la kumpa tax a yërndu te fekk dara newu fa foofu daal man dana ma neex maas waaw xam naa waxtoo nga xëcc nag jëm waaw waxtoo nga xëcc mais gis nga caa dafa am loo xamante ni caa yaa ngi koy wax sànq ba léegi mooy dafa am loo xamante ni póotum biir la ku nekk gumba tan ne lu tëbil teen lu leer nga wax yaa ngi te dégg mokkalagul saar jeexalagul aw saar waaw ñu ko dalal amul droit dem ci dal ci weneen saar tëb dem ci baqara te mokkalagoo naa si non dafa doy waar xam nga gis nga sénégalais yu bëri waxtaan bi ci grand place yi lii la ñuy waxtaanee mooy affaire u Y'en a marre bi la ñuy dem dëkku jàmbur mais nañu yem fii nañ toog fii liggéey fi nañ toog fii am na lu ñu doy parce que tamit on les attend ci li nga xam tey ji mooy parce que gis nga temps yi arrestation yi ñuy def ak jàppal bàyyi yooyu yëpp ñëpp ñu ngi xaar mais Mass lii bu continuer est-ce que nit dina ñemee wax te la muy wax leer na ni ku ca romb sax nangu ni kii li muy wax dëgg la dëgg la goo xam ne weñ wu ci daal dee boobaa nit ñi dañuy gën a réticent dañuy gën a arrière très bien te yow mi jiite nag bu nit ñi dawee nga demee sa xel ay erreur rek mooy ne ci kanam il faut que ensemble piroguons le Sénégal sunu gaal la ensemble lañ ko notre pirogue pour arriver à bon port fan mooy bon port fexe ba bokk à la vitrine du monde fexe ba émergence boobu sute tëb toog ci baar boo xam ni tey boo doon wax réew yi ci Afrique Sénégal ngay njëkk a jël teg ko ci potentialité yëpp ci côté yëpp nag yàlla may nañu xel mi yàlla may nañu dévouement bi li ci des mooy rek xel mi yëpp ku nekk dëggu ca la nga doon caamaas animateur nga il faut savoir franchement essayer de faire no stress bul wax loo xam ni dafay taal am réew dafay taal réew da nga war a luy wàcce stress u askan wi yow da nga cee bokk keneen ni la man avocat la moom bu wéetee na bàyyi xel ci ne avocat la mais ca ba mu yëkkatee loxoom te mu dëggu ci moom Mass foofu la Sénégalais bi desee toll dalay xool nii rek des fois di la sentir di wax ni dama laa bëgg c'est parce que yaa ngi sol lu rafet yaa ngi nekk une personne bien portante yaa ngi nekk koo xam ne li ngay wax set na yaa ngi yor oto sa kër rafet na da ngay bari fans mais yàggul dara la pa soosé dëgg la hôpital ndeysaan et tant d'autres personnes yoo xam ni dañuy gën di leen yalwaanal di leen ketal donc autour de ça nit ki fi mu jëm ak lan la war a àndal pour mën a àgg foofu ci dans de très bonnes conditions xam nga gis nga dafa am loo xamante ni nit day bàyyi xel waaw tey boo nekkee ci benn corps nekk ci benn métier xoolal ña la fa jiitu waaw gis nga nit da ngay wàcc sa bopp c'est très important waaw lu daraja bu la mën a yàlla mën a jox bul fàtte martaba bu la mën a yàlla jox jox na ko sa morom jox na ko keneen te nanguwaat na ko nga teg ci sa bët kon tout le temps nit ki dafa war a am jikkoy taalibe surtout est-ce que comprendre nga wàcc sa bopp xam ne fii àdduna dara do fi dara gis nga àdduna li la ñuy boo wéetee gëmal ne du yow mu ngoog xam nga dañ naan nit day lekk xar xar mooy lekk ñax suuf ku muy lekk nit moo tax xar yi bu ma leen dàqee ñu bañ dégg naa ci sax mel na xar mi muy rime naan nii man ko yow lay wax mu naa ma non da ngay lekk salaat ñax ngay lekk comme ñun donc am na fi ay jëmm yoo xam ne xoolee leen jëmm rek de mais soreewu ñoog li nga wax léegi c'est vrai il faut que Mass lii ñuy bàyyi xel bu baax fii féetee nit kaw tey sax tuuti kawar il faut ñu bàyyi xel ci ni mooy jëmee réew kanam waaw donc il faut que ñu émanciper suñu Mass ñu ngi bëggee nag Alioune Mbaye Neex nekkoon suñu invité lundi di ko bëggee bu baax a baax Ousmane Gange aussi ñëw nekk invité petit déj ñu ngi koy bëggee di bëggee grand Guissé Pen ak soxnaam di ko yóbbante it ñoo xam ni dañoo sës ci ñun nekk Colobane dinaa la fa yóbbu ñoom sama xarit boobu Thiam et frère Diouf et frère waaw ñoom Yatma ak ñoom Modou di leen bëggee bu baax ñoom dañu bëgg Walfadjri boo duggee ci parti boobu rek da ngay sentir ni gars yi yëpp dañu am conviction ak dévouement gëm téye ko boo waxee ñun la caa na bari sañ nga fa la neex nga toog fa donc yal neen yàlla safoo yàgg saxal safoo bu ngeen ñu safoo di kontaan ci ñëpp franchement xam naa ni it penn mi ngi ñuy wax ni waxtu wi dab nañu mais Mass li ñu fi wax yëpp jàppee ko ni lu duuf la jàppee ko ni it
bari na lool. dafa xajul rek lépp. waaye dañ cee jukkat. ngir kenn ku nekk bu wéetee. moo xam nu mu ñuy jugé. mais ñun suñu waar nin ko mën a bayee. ba làcc wi set. mooy kenn ku nekk la ñuy xaar ci yow nga wone ko ba mu mat sëkk. mais dignement. nañuy yëgoo waay. yëgoon nga bi gars yi dem Congo. non yéen kenn yëgu ko. kenn yëgu ko waaye léegi ba amee ñu mu dal. ñëpp yëg ko. donc ne marchons jamais. en sourdine en silence. nañuy yëgalante yéwénante. yaru yiw yeewu c'est ça qui fait un Sénégal. mu ngoog li nga wax tënk na lépp. bëgg naa la trop waaw tënk na lépp mais li ma ci teg rek mooy aussi. pour tëj rek mooy nañu bàyyi xel bu baax que Afrique pareegul pour yenn combat yi. et puis li ñu war a bay dëkk jàmbur nañ ko bay suñu réew ba pare. mooy bala ngaa sédd ma xeej. waaw séddal ma xooj. waaw bay say way tànk. gis nga caa xanaa aussi rek di wax ne nañ bi dafa soxla jàmb jàmm Sénégal dafa soxla dal bu ñu kenn taalal suñu réew mi. amiin waay moo tax sa blanc bi neex na. nañu non blanc bi loolu la. symbole de paix la. nañu bu ñu kenn taalal suñu réew mi vive la paix. waaw nañu jàmboo suñu réew mi le 23 bi ñuy xaar wax réew mi jàmb rek moo fi am. ndax mag ñi dañ fee ñaan jàmb. le 23 jàmb rek kay am. voilà incha allah da ngaa fàtte ñu tedd ñeent lañ ñu lay taayal. dañ fee ñaan dañoo lay taay réew mi ñaan ko réewum jàmm la bu ko fàtte. suuf si suufu jàmm la. moo tax ñu tedd ñooñu ñëw Afrique. mais ñu feeñ Sénégal. dëgg la. képp koo xam ni waxoo jàmm. yow xoolal di nga dégg loo xam ne du doon jàmm ci yow. dëgg la. képp koo xam ni doo am jàmm. te góor gi nee na ma tànk yaa ngi dëkk di def. ci lu ñuy tere. billaahi. di nga mos a daje ku koy tere. wallaay jërëjëf di gërëm rek nga xamante ne waa mouvement Walf moo ñu doy. waaw ndax moom ñoom aussi ñu ngi sonn ci Walf. non right mouvement Walf moo ñu doy. voilà ñu ngi leen di macha allah ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm aussi Cheikh Ndaw mi nga xamante ne mooy seen. Alaaji Cheikh Ndaw di gërëm kii Thierno Amath Ndiaye bu Cheikh Khayri. sama portable bi dóor nañ ko ak Cissé Baye déet waay. en tout cas ko maa ngi wax de. sama portable boobu boo ko ubbee samay photo ngi ci moom boo ko ubbee rek xam ni maa ko moom ngir yàlla indil ma ko rek laa ko mën a jooyee. di gërëm Mam Tita sama conseil la Mam Tita Mbaye Saale Bigué men Saale Bigué di gërëm ñoom Njaga Baara nee na mbalax wax ju nu suukar la wallaay taasu nee na taasu wax ju nu poobar la bu ñu poobar la rab wax ju nu kaani la l'homme de galon du Kobégué. Merci beaucoup Mars. Franchement, tous les mercredis, c'est comme ça que ça se passe. Ici à Walfadjri, tout en remerciant tous nos chers publics devant leur télévision. Ne zappez surtout pas. Le programme continue, c'est comme une république. Continuité là. Dañuy jóg am ñeneen ñu toog. Yow ak Cheikh Tidiane. Di bëggee nag ay c'est tout sama Chloé. Rama, tu te reposes. Xam naa lépp waaye noppalul dalul. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Arrivederci.